Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur. C'est ici même, Sunugal24.net. Assalamualaikum. Tay nak ñu ngi fi kër suñu papa yu baax ji muy kër Père Al Mbaye Nder ñu fasiyene jakarlo domam ji nga xamne mo organiser ndogu tay muy Adja Mbaye Adja ñu lay laaj c'est première édition tay nan lan nga ci fasiyene nan nga fasiyene xétali jaamu yalla yi. Salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet Sunugal24.net yi tey nag vu que sama première édition la dama commencé benn projet bu tudd MB Fashion tout ce qui est couture tout ce qui est mode et tout ma ne pourquoi pas li ma am bokk ak taalibe yi miskin yi et consorts. Salaamaaleykum papa ñu ngi lay nuyu di la fay di la jaamu santel parce que bi moy suñu première édition ñu koy def doomu Aline Mbaye Nder moko organiser suñu papa yu baax joju muy Amina Mbaye kale nu mu tuddati Adja Mbaye di la laaj lan nga ci gis lan nga ci fas yéene waaw yalla gën a ëpp lii sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin yalla ngeen ko mën ren yalla ngeen mën lu ko ëpp déwén yalla yokk wala war sa gis barke rasulullah barke wéru koor bu sedd bi baax na rafet na leer na wax dëgg macha allah. incha allah. neex na moom man moom waaw neex na instant moom dal jaam dama doon doxantu ni wax sama gaay ñu wàcc ci jibi si waaw ndox bi fekk ñu si yoon bi comme ni ñu koy defee rek ñëw jaar barkelu tamit yàlla may ko mu koy def ay déwéni ñu koy fekkee ay déwéni mu koy tiyaabay yokku xew li gën a dugg saan baan affaire bi dem ba gën a yaatu gaay gën ko yaatal waaw ñoo ngi koy ñaanal am gudd fan am wér gu yaram lu mbugg si xolam moom lekk moom ko yàlla defaral si jaamu yàlla yi gën a baax si la bokk képp ku ko mën a joxe moom dama koy sant di nga gërëm man moom dama bëgg a coob moom sama gars yow xam nañu lekk moom sama mbéj ceeb moom mooy doon sama point fort mais bu dee lii la moom maa ngi bëggee kontaan naa maa ngi leen di ziar nag jaajëf te Amin.
jégalu de yaay Salut tout le monde, maay nuyu ñëpp di kontaan ci invitation bi grâce à Momo à travers moom ci laa xamee Adja amoon naa ay yitte sax mais bi ma waxee affaire bi je me suis dit que ni pourquoi pas parce que c'est une bonne initiative nekk ay xale mënoon nañ tal leneen tey jii nii yàlla def suñu wëlbati suñu xel ñu jël suñu alal di ko jox nit ñi pour ñu lekk ñi nga xamante ni ce sont des diminués et ça me fait plaisir tout le temps de faire plaisir aux autres du coup je me suis dit vaut mieux dem jàppale ko ci liggéey bi sous le nom de Momo et voilà c'est comme ça qu'on s'est connus. Mais comme les premières éditions là yow nan nga gisee première édition organisation bi ak affaire yi muy demee distribution la comment tu l'as trouvé? Ça m'a fait plaisir sérieusement comme je l'ai dit tantôt joxe lekk dafa doon lu doy waar dafa doon lu nga xamante ni suñu borom daf ko digle muy jullit bi di catholique bi di qui que ce soit dafa nekk lu nga xamante ni comme tey yàlla bu la tegee ci benn position même boo amul lu bari sax nga am ñi nga xamante ni xam nga leen ñi nga xamante ni tey jii nii boo leen woowee ci dimbali yeneen nit dinañ ñëw ndax génnee dafa mecc génnee xaalis jënd ay ñam jox ko nit dafa metti mais en même temps c'est une bonne chose donc muy man di keneen ak keneen ku ci mën a def keneen ku ci mën a jàpp profites-en pour dimbali ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw. Ok Thialis comme ñu gisee ak manifestation bu nekk jigéen boo xamante ne dafa initier lii te tamit nga gis violation bi xew ci côté jigéen ñi lan nga mën a wax ci violation bi ñuy def faite aux femmes violation faite aux femmes yow qu'est-ce que tu en penses yow ak sa cri de cœur ci loolu. Sincèrement c'est une chose bu nga xamante ni bu ma toogee di xalaat ni góor war na mën a yëkkati loxoom di ko teg ci kaw jigéen ça me fait chaud au cœur sérieusement ça su ma koy xalaat sax sama xol day jeex ndax boo xalaatee ni jigéen moo la jur xalaat ni jigéen toog na lu mat 9 mois denc la ci biiram nga génn mu nekkaat ci ñaari at ba ñetti at mu lay nàmpal yow ngay xalaat loolu di yëkkati sa loxo di teg ci jigéen de loolu nit ku amul xol moo koy def ci man ku nga xamante ni c'est un sauvage désolé sur le terme ndax su may wax ci loolu sama xol day jeex ndax bëgguma dara lu nga xamante ni day mettital jigéen sàkkantuma laa ngay jël loxo di ko dóor. Pour le peine de mort je sais pas mais on a besoin de ça on a besoin d'un dictateur plus ou moins parce que Sénégal dafa commencer jël yoon bu nga xamante ni nous on le connaissait pas dañ ko doon dégg ci yeneen dëkk yi mais ñi ngi commencer am yooyu noonu ça vaut la peine sérieusement même bu dee benn ñaar sax parce que jël xool jigéen am sañ-sañu tiim ko xoj ko ba mu sedd dafa doy waar loolu nekkatoo nit yow sàkkantuma laak ko nga xamante ni war nañ la bàyyi nga nekk ci biir nit yi kon peine de mort bi je me dis que ni ça vaut la peine quoi. Thialis un dernier mot à propos jeunes yi initié ndox yi ak jeunesse bi lan nga leen di wax ban message ngay lancer jeunesse bi. Pour la jeunesse comme man ak ñi ma xaw a mag ñi nga xamante ni maa leen mag aussi je leur dis tout le temps de prendre leurs responsabilités ci lépp lu ñu mën ci def parce que nit ki lépp looy def te bëggoo ko wala defoo ci fulla rek si man soxlawul nga koy démarrer quoi parce que de nos jours c'est la vie est un peu difficile boo teelul day ses responsabilités rek day xaw a métti daal et en plus je remercie encore vous je remercie les gars que j'ai rencontrés ici ça m'a fait de nouvelles rencontres et voilà fekk naa fi ay nit yu baax quoi sincèrement donc je remercie tout le monde particulièrement Momo Adja et vous aussi. Merci beaucoup Thialis. Merci. Asalaamaaleykum maa ngi présenté wu maa ngi tudd Momo Ndiaye dëkk fële ci Ouest Foire. Momo yow n'est-ce pas xaritu Momo nga. waaw xaritu Adja la Adja sama xarit la baax waaw doon jigéen boo xam ni ba ma ko xamee yàggul sama ami d'enfance la mu doon jigéen boo xam ne jigéen bu baax la nag ba ma ko xamee tellement yàggul mais war na mën ko femme bu fort la et
puis mën lu muy def quoi moo tax ma ànd ak moom ci lépp lu muy def macha allah. lii nii mu initié muy première édition bi nan nga gisee déroulement bi di début à la fin on dirait que tu étais présent comment ça a été. waaw commencement bi nag métti woon na parce que boo gisee benn jeune boo xam ni maanaam mu nekk ndaw ba pare maanaam di liggéey si styliste maanaam di ñaw lépp lu muy liggéey luñ koy fay la dajalee tey mu ne pourquoi pas ma def benn première édition jàppale les jeunes xam nga lépp la jël dugal ko si kii bi mais nag macha allah quoi réussir na comme ñun ñëpp ñëw nañ jàpp si affaire yi génn tali bi jàppale jox ñu amul ak ñu am yëpp laa gis naa ne initiative bu baax la daal en tout cas. yow comme proche Adja nga est-ce que lii nii fii rek lay yem day nekk loo xamante ne da ngeen a obligé di dem ci ay pouponnières di dem jàppale taalibe yi est-ce que fii rek lay yem wala da ngeen a décider élargir ab loolu noonu. non du yem fii parce que ñun dañoo décider dox si social parce que boo xool ñoo ngi si benn nouvelle force économique avec Amel Fall Baraya te maanaam dañoo yor une structure boo xam ne doxuñu kese si côté lii parce que dañoo studio bu tudd Wanema mais qui promouvoit des jeunes talents dans le domaine du styliste top modèle et mannequin du coup dañuy jàppale jeunes yoo xam ne am nañ talent te instant yi nii amuñu ñu leen jàppale pour ñu exploiter ko kon ñu daal lépp social daal la ñuy dox daal yamuñu fii quoi. Déjà Adja je peux dire que c'est une petite sœur déjà parce que sama rakk la doon àndal après ma considéré ko comme sama rakk bu ma bokkal ndey ak baay du coup su wootee tey ndogu surtout mu nekk première édition c'est très normal ñi nga xamante ne ñoo ko jege man mi ko considéré comme petite sœur ma ñëw taxawu ko assister ko et voilà en plus yàlla def na ci jàmm ak salaam. Tout s'est très bien passé franchement parce que je peux dire que dañuy wax que tout début est difficile bien vrai que loolu am na mais tey moom macha allah gars yi joxe nañ ndogu bi comme nu mu ko waree ñëpp lekk nañ lekk yi doy na naan yi doy na nit yi kontaan nañ aussi te je pense que loolu moo nekkoon suñu objectif donc je peux dire que tey atteindre nañ ko pour suñu première édition j'espère juste que lii dina continuer ba ñu ci def ay at ak ay at ba voilà muy gën di màgg quoi. non añ bi personnellement dama koy yeggali rek même si mën naa ko mais bon maman Adja moo commencé Tamarem déjà ñu ngi koy remercier parce que moom aussi mu ngi woon ci biir à fond moom moo commencé ñu ñëw jàppale ko rek def ba mu baax comme d'habitude. waa kuy def lu baax yàlla daf la siy fekk si donc lii yaakaaruma que dina yam fii kese tu vois déjà commencé nañ ko si lii buñ ci doon séntu am nañ ko si donc dañuy ñaan yàlla fii ak at yi di ñëw ñu gën a agrandir suñu mouvement yegg ci ay daara ay pouponnières pour xale yi nit yi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw voilà quoi di ko gën di yokk. ah ku nekk jigéen am xolu jigéen yaakaar naa loolu soo ko déggee du la neex mais bon di ñaan góor yi rek parce que yéen ñu war a yërëm yéen a war a xam ne que jigéen moo leen jur te di ngeen mës a am jabar di ngeen di am ay doom yu jigéen te am ngeen ay rakk yu jigéen wala ay mag yu jigéen donc su góor xalaatee ne suy def jigéen lu bon mën nañ ko def rakkam wala yaayam bi ko jur ou bien doomam je pense que xelam war na dellu si donc damay ñaan góor yi ngeen yërëm jigéen yi te aussi jigéen ñi xaw a yeewu jug wane seen force parce que waruñu ñu suufal en fait il faut que ñu jox ñu suñu gëdd bu ñu moom ci dëkk bi. waaw xam nga def lu baax du la teree sañse du la teree génn dox say soxla du la teree def lu nga war a def dund sa jeunesse mais am na loo xamante ne duñ ko war a delloo suñu borom muy lan soo mënee tane ay nit nga jàppale leen dimbali leen. pour li nga yor ak li nga mën yàlla yokkal la ko donc je remercie tout le monde surtout yéen parce que yéen depuis le début aussi yéen a ngi fi toog ak ñun di remercier Adja di ko féliciter aussi ci initiative bu mu jël te xam ne que réussir na ko et que ñun aussi dinañ fi nekk ak moom ba ñuy réussir ay yeneen ak ay yeneen
de remercier son père Aline Bainder, sa maman Tamarem et tout le monde, voilà. bonsoir Babacar ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu wér a wér. bon tey ñu gis la fii nii sa présence si Adja si événement Adja bi muy première édition yow lan quels sont tes rapports avec Adja et tout dañu bëggoon nga wax ñu tuuti ci Adja. bon moom sama lépp la quoi franchement parce que am na lu may confier aussi moom loo xam ne nii nit du ko xam xamal na ma sama lépp nëbbuma ko dara donc su xewalee rek nii lañ mën a def. voilà ñu gis ne li mooy première édition yow selon yow lan nga ci nan nga gisee moom initiative bu mu def et tout effort yi et tout moom mu nekk jeune boo xam ne wéeruwul ci kenn dafa utiliser ses propres moyens pour réaliser lii yow lan nga gisee loolu moom. non lii initiative bu baax la parce que ak âge bu mu am nii su demee ba am xalaat bi donc moom ni nga koy ñaanal rek mu def ko ay année yu bëri incha allah yàlla la fa ko jat may ko jàmm lu mu bëgg lépp yàlla may ko incha allah. yow selon yow est-ce que Adja dafa war a yemale fii nii rek affaire yi wala daf ko war a mën a gën a yéeg mu gën a tas comme gars yi ni ñu koy defee dem ci ay hôpital dem ci ay orphelinat dem ci prison yi et tout est-ce que yow gisoo ne noonu la war a demee wala yow da nga gis leneen. non loolu lay ñaan yàlla sax incha allah mu dem ba ñëpp di ko wax à part ñii rek incha allah xam rek incha allah lu ñu ci mën xëy na nu mu fa demee la rek mais incha allah année prochaine lu ñu ci mën dinañ ko ci def suñu xalaat suñu lépp dinañ ko ci def incha allah yàlla matale lépp. kon suñu xoolee bu baax yéen genre kon yéen pare ngeen deuxième édition bi. incha allah pare nañ waaw bii sax daf ñu xaw a bett mais incha allah deuxième bi dinañ ko pare incha allah. ok yow genre dañu bëgg nga wax ñu loo xamante ne c'est spécial comme gars yi yéen ñëpp on dit que yéen ay amis d'enfance Adja ngeen genre kon am na loo xamante ne xam ngeen ko ci moom genre leen la ñu bëggoon ngeen waxoon ñoo xamante ne suñu téléspectateurs yi nga xamante ne ñoo nekk via internet ñoo xam Adja carrément parce que tamit dañuy dégg Adja rek xamuñ kan mooy Adja ngeen wax ñu lu spécial su Adja ñu xam. maanaam mun naa wax si cadre lu ñu passé benn moment bu kii voilà d'accord dafa am benn jour léegi ñuy dox si mbedd mi man ñu ngi am fu ñu waroon dem ne dafa jékki saay rek sama xel ñëw rek ma jàpp ko si mbedd mi di ko dóor sàccee maris bi ñëpp di toj affaire yooyu di ko yóbbu sàccee di ko dóor affaire yooyu ba ñëpp naan lu xew ba ñëpp foog ni dëgg la sax te war ko dañ doon foo xam nga rek si li ma meloon ak moom la te ñëpp nii fii noonu la ñu meloon ak moom donc ci kaw ca kanam rek incha allah. incha allah. Initiative bi ça a bien marché lekk nañ ba suur naan nañ ba màndi dañ koy ñaanal rek loolu rek nañ mën. mais yow gis nga ne Adja dafa war a def deuxième édition wala dafa war a gën a étaler lii jëmale ko ci leneen. non lu baax moom du doy da koy étaler rek ndax yàlla rek moo ko mën a fay lii nii muy def. mais ñun kontaan nañ ci yow de. waaw maa leen gën a kontaan. jaajëf. bro bi naka mu. jaajëf. sa tur bi naka la. tur bi Mouhamed la Mouhamed. Mouhamed ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar alhamdulilah. yow il paraît que ami d'enfance waa ji nga. waaw maa ngi moom yàgg nañ depuis moom bi ngi dëkk Maris avant muy tuxu waaw yàgg nañ nekk ensemble et tout di passer ay moments. nan nga gisee initiative bu Adja. initiative bi gis nañ ne lu baax la parce que mais dafa baax te gis nañ ne ñëpp tollawuñu doole et que foog ñuy partager et tout parce que mën nga nekk sa kër di ndogu et tout alors que ñi ngi si mbedd bi amuñu ndogu ak ñu muy fekk si heure boobu ñu muy fekk si mbedd bi lu baax la et que ñu ngi ñaan mu yokku alhamdulilah. du ma commencé ni mu gën ci yokku gën ci xare gën a xalaat yokkaat mbir yi rek et que dina baax incha allah. ban appel ngay lancé jeunes yu mel ne moom jeunes yi nga xamante ne genre ñoo ay jigéen lañu et tout di initier lu mel ni lan nga leen di wax ak ñan nga war a mën a woo pour di ñëw jàppale Adja si parce que li ci ma xam nga yombul. dañuy xool rek parce que lu muy gën di yokk dinañ xam ne sponsors yi dinañ ñëw ak yëpp te bëgg nañ incha allah affaire yi gën a mag et que chaque année mu am benn édition même bu dul joxe ndogu ñu xool yeneen perspective yu ñu mën a indi comme li nga waxoon sànq jàppale nit yi si hôpital yi jàppale ñëpp même prison yi parce que ñëpp am na ñu bëri ñu soxla si suñu dëkk yi comme Afrique et que dina baax. léegi yow sa dernier mot que initiative bi lu mu indi lu baax la et que man de xaaruma ko ci woon et tout mais que dina gën a mu gën ci yokk xalaat et tout et que gars yi dinañ ko jàppale ñun ñu ngi si ginnaaw amul problème.
l'information à sa juste valeur. C'est ici même, Sunugal 24.net.